seet si jikko seet si xel seet si xalaat seet si àndandoo seet si dëkkandoo seet si jikko seet si xel seet si xalaat seet si àndandoo seet si dëkkandoo seet si jikko seet si xel seet si xalaat seet si àndandoo seet si dëkkandoo seet si jikko seet si xel seet si xalaat seet si àndandoo seet si dëkkandoo seetoo dañu war a seet seetoo dañu war a seet tilim dina yokku jàngoro tilim dina yokku musiba seet si jikko seet si xel seet si xalaat dañu war a seet lii di Ebola war nañu yeey jàngoroy Ebola war nañu yeey. waaw 54 3 2 1 0 donc voilà ma ñëwaat fii ci Balakos waa conseil de quartier Balakos def benn exemple bu rafet à saluer bu rafet a rafet sax waaw bu ñu waxee bu rafet a rafet yàlla moo njëkk bëgg lu rafet suñu borom moo ko njëkk bëgg parce que dañuy faral wax ni an-nazafatu minal iman iman c'est la base fondamentale de l'homme dañuy iman ihsan après l'islam te iman mooy set sellal boobu diine bëgg set sellal boobu ku nekk bëgg moom la ñu amaat tey donc dañ doon wax njëriñu pavé bañ na ba bi ma ci réaliser benn petit film documentaire njëriñu pavé dañ doon wax ni pavé yi nga xam ni moom mooy permettre suuf si wàññeeku mbalit mi wàññeeku yow nga am chance am ka te doo ko setal doo ko entretenir kon doy na waar Balakos loolu la ñu xam donc voilà ma kontaan ñëw fekk fii ñëpp alors sama njaatige bi Alioune waaw sama boy bi ñëw indil ma madame donc Lune kaay Lune maa lay ziar bu grand maa ngi delloo ziar. waaw di rafetlu seen liggéey parce que saa su ne aussi maa ngi gis parce que dem na ba on te surnomme monsieur le maire. waaw gars yi dañuy sànni xel rek mais je pense que ni kenn ku nekk fu nga nekk sa néeg sa kër sa gox maire nga fa war a doon. waaw yow yaa fa war a taxaw ñuy rafetlu aussi yow sa ñëw parce que. da nga ñëw sa feef fi nga bokk. waaw yow tu fais. waaw man je suis un fils de Balakos man et puis ma am ci fierté tey ma gis ni bu ma ñëwaatee fekk doomu Balakos yi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw dimanche dama koy faral wax. mooy seul jour boo xam ne ci nga war a noppalu parce que toute la semaine nit ki day liggéey boo amee dimanche nga war a toog ak sa njaboot añ ba suur naan ataaya waxtaan nga ni non dimanche boobu sax dama koy liggéey tey moom à Balakos ngeen ñëw pavé yi biñ koy defar ñëpp xam nañu suuf baaxu ci du sax génn taar bi tey boo xoolee koñ ba koñ buu ba buu dafa leer naññi set wecc alors tey ngeen ñëw ni da ngeen décider dimanche bi ngir setal cleaning day boobu ñu wax ngeen delloo si ko alors parle-nous un peu de l'initiative. waaw d'accord donc Cheikh bu nu rafetloo ñëw bi nga ñëw Balakos ak kaddu gi nga ñu jox aussi dañuy remercier toute la population de Balakos maa ngi jël kaddu gi di wax ci turu le président du conseil de quartier Moustapha Diop man je suis le premier vice-président du conseil di wax ci turu membre yëpp aussi donc ñun set dafa bokk ci mission conseil de quartier bi ñun aussi ñu jël ko en premier plan di ci liggéey lu bare donc initiative bi avant même pavé yi waxtaanoon nañ ci ak président ak membre yi parce que dañu gis ni boo wootee setal benn zone ay quelques ñooy ñëw ñëpp duñu ñëw on s'est dit pourquoi pas ñu waxtaan ak nit ñi ci beneen concept bi mooy lan sa buntu kër sa périmètre kër fi mu toll nga ñëw ba ci digg bi sa voisin ñëw ba ci digg bi ngeen daje vous faites au grand maximum 10 voire 15 minutes foofu set tout au long bu ko ñëpp defee en 30 minutes rue yëpp balee na leen ñu dem nag ba pavé yi ñëw ñu dellu siwaat ci projet boobu moom lañ def tey vous avez vu on n'a même pas fait 1 heure boo xoolee bout ba bout école su koy na Konaare ba Juma Abbas Sall ak yeneen koñ yi ki sën te li ñu gis aussi mooy dañu yeewu rek yeewuluñ ko kenn dañu yeewu rek kenn ka commencé keneen génn ñu wax ñu ne lii mooy initiative bi lii la conseil de quartier bi ñu def ko léegi gis nga ñëpp génn na mbedd maa ngi seet wet loolu mooy initiative bi et on lance un appel à toute la population de Balakos à toute la population de Saint-Louis que ñu copier lii ñu dem kenn ku nekk 5 minutes tu le fais chaque dimanche sa koñ set wet parce que aussi l'État am na lu mu war def la commune am na lu mu war def mais nous population aussi nous avons un rôle à jouer dans ça waaw si nous population nous avons un rôle à jouer dans ça loolu lu am solo la un véritable citoyen nii lay waxee parce que l'une aussi tam militaire la sol jëla foo ko gis anytime moom day fayat rek xam nga tey moo la jox ndombal tànk bi même sax bu ñu nee monsieur le maire mën nga ko nekk parce que maire non maire c'est pas diable maire mooy kii liggéey localité am te la politique c'est l'art de développer les affaires de la cité ça c'est la cité si la cité est propre clean parce que tey mooy li may faral wax
tey lun su ma doon dugg sa kër gis nga defar sa kër ba mu rafet sa mbedd tilim dama naan da nga tilim ndax fa may jaar dafa tilim. très important tey actuellement ma lay laaj ndax lii da ngeen am fu ngeen ko gis quelque part ngeen ni nañ ko conduire waa wala déet. non lii nag mën nañu wax ni ñun dañ si waxtaan parce que conseil bi il nous arrive ñu toog di waxtaan si yi ñuy def. pour vous dire comme li nga wax léegi est-ce que dañ ko gis feneen non non kii idée la bu ñëw jóge si kenn si membre yi ñu waxtaanee ko xam ni lu am solo la pour vous dire dans ce même sillage quand on a vu travaux yi démarrer on s'est dit ñun travaux yi bi mu démarrer fii Balakos dafa war am beneen xar kanam. actuellement on est en train de collecter des fonds le conseil de quartier est en train de collecter des fonds pour jënd ay gabions parce que garab boo ko jiwee ba yéeg yeneen yi xam nga nit ñi da ngay sensibiliser mais ñëpp yamuñu donc ba yéeg yaa boo ko bàyyee day yàqu léegi le conseil de quartier a dit que ni on ne peut pas demander à chaque maison mu jënd benn gabion mais ñun tous les membres vont cotiser les personnes ressources ak bonne volonté yi ñu cotiser ñu dajale loolu buñ ko dajalee ñu jënd ay gabions là on est en train de voir ak les menuisiers du quartier ñëpp ku nekk mos ñu dajale ka dem bu ñu ñëwee on vient chez Cheikh pavé bi jaar na fi déjà ñoo topp entreprise bi def fa ay pneu donc bu ñu ñëwee dañuy lay tegal gabion yow xott saako rek ngay wut wala caax wër ko ñu sampal la depuis plus d'un an conseil de quartier bi aussi amoon na ay garab yu ñu ko mayoon ñu dénk ko le grand Moussa Diop garab yooyu la ñuy jël def ko tout au long fépp fu am garab ñu reboiser ko di ko topp léegi on demande à chaque famille garab bu nekk sa kër booy yeewal suba nga kii ka et on est même allé beaucoup plus loin avec le conseil de quartier on est en train de voir les voies et moyens yoo xamante ni dañuy primer ñi gën a toppatoo seen i garab waaw loolu aussi ñu ngi si donc c'est pour vous dire que ni c'est des idées qui viennent ñu mûrir ko togg ko et ça ñun bu ñu gisee lu baax aussi ailleurs on copie et on demande aux gens aussi su fekkee def nañu lu dul yoon ñu dindi nu su bu ñu defee lu yoon eux aussi ñu copier c'est ça bu fekkee defuñu lu dul yoon ñu wax ak ñun bu ñu defee lu dul yoon tamit ñu copier jaajëf di la char ça c'est mon ami caméraman maa ngi lay char de naka liggéey bi mi ngi rafet waaw loo setal bi rafet na de dama indi matos yi nga ñëw jël sama naataangoo la donc voilà di wax ni li nga wax dafa am solo bu ñu defee lu dul yoon ñu wax ak ñun bu ñu defee loo xam ni yoon la ñun ni waaw góor nag da nga koy wax góor pour mu yokk liggéey ay waaw góor ak jigéen laa fi gis ñu ay jàmbaar lool boo leen gis ñu ngi takk seen sër yi waroon dem taali añ toppatoo seen alaaji yi donc pour terminer ak yow nga jox benn xale bu jigéen rek moom mooy actuellement dafa am loo wax nga ni di ngeen dajale pour jënd des gabions jox ko waa quartier bi ñu liggéey ko est-ce que laajul parce que quartier bëri na des ouvriers ñoom ñu investir humainement mooy tu dis que man maçon la bu ñu defar trottoir dama ñëw participer sans demande de l'argent kii ni man menuisier métallique la fer bi mën naa ko indi kii ni ainsi de suite loolu defe naa loolu idée bu noble c'est ça en fait sillage boobu la mais aussi y a le matériel bi ñuy jëndi ñun li ñuy joxe c'est pratiquement pour loolu ñoom dañ siy jàpp mais aussi main d'œuvre bi en quelque sorte waaw jamono neexul même ñoom bu ñu d'accord jàpp si main d'œuvre bi à 100% ñun on essaie de faire le minimum parce que aussi kuy xëy ubbi atelier am lu mu yóbbu këram lay wut te ñun si lu ñu nekk dañ si jaamu yàlla te kuy jaamu yàlla waroo gaañ ki ngay liggéeyal raison pour laquelle ñu bëgg ñun aussi ñoom ñu jàpp si que doomu quartier bi def ko di si gës seen bopp li nga wax aussi si ouvrier yi ñun à chaque fois ñuy entreprendre benn affaire da ngay gis ñu nekk si corps de métier boobu dañuy ñëw jàppale taxaw sans rien demander mais le conseil mooy xool parce que aussi mbir soo koy wut la sa dugg yëpp defaat ka sax c'est comme ça noonu la ñu yàgg travail te noonu la ñuy travail dañu bëgg li ma wax sànq parce que bi may démarrer dama sànq maa ngi lay tooñ ma ni la da nga ni ma Afrique nga dëkk man la da nga dëkk Afrique dëkk si fu ñuy wax Sénégal ñëw dëkk Ndar dëkk Balakos donc man noonu laay wax dama naan sooy def dara day doore sa biir nekk dem sa biir kër dem sa gox noonu la ñuy yaatalee dans ce même sillage suñu demoon tey ba am projet bu rëy si suñu amoon un projet de nettoiement boo xam ne c'est pour Saint-Louis boobu aussi les ouvriers de Saint-Louis la ñuy jël comme on est à Balakos on reste à Balakos. bay sa wewu tànk am na solo. kontaan naa Cheikh donc. alors léegi ñu xool waaw ba tey boo ngeen xoolee ci ginnaaw gars yi ñu ngi setal. waaw fekk naa fi tam sama indo bi Martial ndeysaan sama indo bi fekk naa ko fi waaw fekk fi waa la famille Sidibé mais xaa dañ leen dig maafe. kaay yow kaay balaa kaay wuy ma dañ leen dig maafe xanaa. maafe yàpp. tilim dina wàññi fan tilim dina wàññi xel tilim dina indi musiba tilim dina yokku jàngoro tilim dina wàññi xel tilim dina wàññi fan tilim dina indi musiba
waa nettoyé leen maa fee ngi ñëw ndeysaan fekk naa fi. mooy maanaam ci conseil de quartier bi la nekk. di si dox pàcc bu am solo lu ñuy jóg lu ñuy def mi ngi si dina si def dooleem dina si def xam-xamam. su gisee aussi loo xamante ni idée la boo xam ne njort na ni dafa war a rafet. day bàyyi lépp ñëw seet si président wala seet si nu wala en réunion mu wax ko franchement donc moom tey jii boo ko fi fekkee du hasard mu jël parole bi aussi du hasard li mu fiy liggéey du hasard njaboot bi mu fi génnee aussi du hasard franchement jigéen ñi nekk conseil de quartier bi yëpp noonu la nu mel ak si gox bi mais moom c'est très normal dans chaque lot il faut que nga mën si génne nit moom c'est une référence. waaw moom surtout maire Néné Ndiaye la sunu maam Néné Ndiaye yal na ko yàlla yërëm yàlla seral ay yaxam wax ni vraiment jàmbaar la woon parce que sunu maam Néné Ndiaye ku ko doon xam da nga koy xamal jàmbaar. dem na ba am ndeysaan ay 80 ans takk ndigam alors tey ngay sëtam madame bokk ci conseil de quartier bi tey ngeen ñëw dimanche bi def set setal loo ma ci mën a wax. waaw Ndiaye Diatta yow nga xam ne sama doomu bàjjen la di gërëm ñëpp di sant Aline dafa baax rek man mooy sama DG ndax man ñoo bokk conseil de quartier bi te lii initiative bu conseil de quartier bi la man ma nekk présidente commission féminine dajale mobiliser xale yi jigéen ñëpp macha allah ñoom ñëpp ñu déggoo ci benn kàddu ñu ànd ak man ñu ñëw nettoyer pavé bi ndaxte wax dëgg yàlla ku ñu defaral pavé bu njëkk ba amuñu ko woon li gën a tuuti mooy nettoiement ñu mën ko def ma xam ne rek Tafa di sunu président conseil de quartier baax lool wax dëgg yàlla ci lu baax rek lay dox sunu président environnement yore GIE setom bi mooy Daouda Diop ci lii lay dox ñu jóge fa sunu doyen Oumar Sow moom it personne ressource la bu nekk ci quartier bi di ci def lu baax sunu mobiliser def li ñoom ñu ñëw dooleel nu jàppale nu kon ñu nit geste bi dañ koy saluer rek mu ngi noonu loolu rek moo na tax a jóg tey ñu nettoyer sunu quartier defar ko ak sama naataango jigéen yi pour un lendemain meilleur. juste rek pour terminer tuuti yaa ngi wax lu am solo comme d'après ni ma koy waxee ma gis ni dimanche jigéen yi daan nañ teg di toppatoo alaaji di togg añ yow nga ni non man léegi damay def ma ànd ak sama naataango pour ñu liggéey te lii dafa rafet parce que tey pavé bi da ngay seen buut ba buut lépp mi ngi set te lii la yàlla wax lii la diine wax te encore dañ nekk ci période du coronavirus buggul salté ngeen boole pour sal léegi damay wax ni un peu est-ce que vous êtes accompagné est-ce que tey mairie bi accompagné nañ leen. ñun ñoo jóg ak sunu propre moyen dajale sunu ay maigre moyen sunu président conseil de quartier accompagné nu ñuy door waar léegi nag ba tey bu nu fekk see day gën a baax rek ndax ñun dañu ko programmer wax ne chaque dimanche daanu def lii ni nettoyer c'est bien ne pas salir c'est mieux ñun moom loolu moom dañ ko téye en mai chaque dimanche daanu nettoyer pavé yi ku ñu ci fekk si dooleel nu yéen ñu jël waaye ñun conseil de quartier bi en tant que membre ak sunu président nee naa ko Aline moom dafa baax rek comme ni ma la ko waxee woon léegi mooy sama DG dafa baax rek. ak mën joxe mbaa mi ngi lay jox ay enveloppe. bu baax Aline deseelu nu dara ndox yi moo ko indi boisson yi moo ko indi. nga ni ma lépp moo ko indi. dara am na ay serlu ay seral pour. seral yeeg yëpp dara manqué wul Tafa fekk si na ci gën na dooleel njar ataaya baa nga ne tegee. desul yéen kay maa ngi doog a xam lii moo leen gën a motivé. moo na gën a DG waaw mais DG yow DG après daañu jël sa ci pet nga jox ma enveloppe. waaw madame di la remercier di wax ni bàyyi la nga nekk ci liggéey bi am na solo. Mbedimi TV Mbedimi Naseto Mbedimi TV Mbedimi Naseto. waaw ba tey di wax ni lii moom mooy la rubrique mbedd mi leerlu maanaam mooy nga dugg ci mbedd mi pour am leerlu mu am solo trop tey bi ma ñëwee ci conseil de quartier Balakos maa ngi gis encore une fois li ma koy wax njëriñu pavé moom mooy lan bu ñu la defalee ay pavé parce que am na ñoo xam amuñu chance am pavé kon képp ko am pavé waay suivre lii conseil de quartier Balakos dem nga xam ni lii c'est une bel exemple lu baax dañ koy roy lu bon kenn du ko roy lii lu baax la. tilim dina wàññi xel tilim dina wàññi fan. tilim dina indi musiba tilim dina yokku jàngoro. mënuma vraiment def liggéey ba mu pare te duñ ci impliqué artistes parce que artistes yi ay véritables acteurs lañu parce que ñoom ñooy sensibiliser ñoom ñooy yeete ñooy yeddee donc Martial muy un fils du quartier nekk aussi ouvrier léegi dama am lu ma la wax ma ni la ouvrier yi ñoom ñoo war a nekk les partenaires numéro 1 ci koñ bi laa dëkk tey bu ñu defar trottoir. comme ni nga ko waxee bu ma jëndee ciment jënd suuf ma ni man Martial maçon la maay tabax c'est gratuit xam nga keneen bu ko defee day am solo ci deuxième casquette bi mu am muy casquettu animateur rajo bi def émission Indou troisième bi di casquettu artiste quatrième bi ak beneen su ma limee damay juum sama boy bi macha allah yal na yàlla defal tawfeex waaw lu nee na am na maa fi yàpp bu baax a baax sax.
non boobu sama bëgg-bëgg la. boobu dana baax moom. alors copain tey vraiment ak geste bu noob bi gars yi def am ci mën a wax. waaw mais yal na jàmm yàgg rek. lii moom buñ koy def dimanche bu ne exemplaire la ñuy doon parce que damay jaar ay certains quartiers yoo xam ni souvent pavé nga fa de rafetoon ba dee mais léegi boo ko gisee day mel na pavé motu fa jaar te loolu c'est pas normal quartier yëpp nanu booloo jóg dimanche bu ne. ma koy ñaan quartier bi ma dëkk ak beneen quartier ñi nga xam ne yëpp pavé jaar na seen koñ yombul mais nanu jóg dimanche bu ne ñu booloo nekk benn xàccandoo dóorandoo bale pavé yi mu set. yow da nga bëgg mu nekk dimanche bu nekk pas mois ba mois 2 mois ba 2 mois. non dimanche bu ne rek ñu booloo rek tegaat ka ci bu yàggee sax mën nañu toog sote benn dimanche te dutee day set wecc bu yàggee day noonu lay def bu la neexee te nga sote benn dimanche tegaat ka ci mais actuellement nii nañ ko def dimanche bu ne bu yàggee day set day leer nañu. waaw man gis naa aussi tam dimanche bu nekk c'est bien en lune mais grand El Hadj Ndaw chaque matin heure bu ma jullee ba pare damay faral doxantoo sama xaj bi mais dama ko gis muy bale nee naa ko exemple bi yaa ko def léegi li muy def dil la mooy avant dimanche bu nekk bu setalee waaye kenn ku nekk ku dëkk ci benn kër ah parce que mënoo xaar fii la dimanche day saltewaat parce que ñi ngi tilmal dañ naan bu fukk di gas fukk di suul ay pënd moo fi bari kàmm du fa am est-ce que mënuñ def comme ni muy def mooy chaque suba après ñu balewaat moo gën ñuy xaar dimanche ba dimanche pour def loolu. waaw Cheikhou loolu nga wax xam nga ñun dañ ko fi fekk donc bu ñu delloo tuuti si histoire da nga daan gis kër yi nga dum kër lay nekk bu ñu yeewoo suba maire yi dañ ko daan lay suuf si set léegi nag temps yi dafa changé àdduna dox kër yi xat donc espace yooyu amatul mais ba léegi da ngay gis. parfois da ngay dox gis maire yi yeewu fajar teel bale seen buntu kër et tout moom aussi si siège boobu lay liggéey moom moo tax te dimanche nit ñi di am jot pour mu am punch mais chaque jour nit ñi dañuy bale mais traitement pavé ak traitement suuf bokkul loolu moo tax chaque dimanche ñu koy jël comme ça ñi nga xamante ni am nañ si xam-xam topp seen ginnaaw di régler yenn problème yi mais fii boo gisee par exemple sur 20 maisons les 14 dañuy yeewu le matin de très bonne heure après la prière ñu bale duggaat maire yi noonu leen di def sangu wér di def seen laajum et tout donc si siège boobu la grand bi aussi c'est une référence moom wax dëgg yàlla c'est une référence je ne trouve même pas le mot parce que dama seetlu bi ñuy liggéey pavé bi comme moom xam na ni man maa ngi woon si travaux yi amoon na pàcc bu ma siy dox chaque fois su amee lu ko neexul day ñëw wax su amee aussi lu ko neex danaan ma franchement sa gars yi nañu continuer lii donc c'est un geste à saluer Martial aussi tey fa am affaire bu ndaw da nga wax léegi c'est un artiste c'est un ouvrier moom dimanche lay xar mat tey waxuma ko mais xam naa ne dafa bàyyi xar matam pour participer ci action bi te aussi un artiste dafa war nekk un éducateur et il joue pleinement ce rôle dans le quartier ça je tenais vraiment à le dire il joue pleinement ce rôle dans le quartier day woo xale di wax Martial sunu gisee comme ay morom c'est parce que am na lu ñuy wax lu mu jàpp su ma ko ñaanee mu bàyyi su ma gisee ni ma rakk li mu def ko et il le fait pour tout le quartier donc li may wax muy yow muy man muy moom c'est une famille. C'est une famille parce que dañuy faral wax ni la simplicité est de l'art li muy def art moo tax nekkul tokaar vraiment véritable artiste la pour terminer ak yow mon frère damay faral gis ni indu yi mooy fa nga bëgg émission yi nga def indu la danse bi indu la am nga troupe bu tudd Nargis di si jàngal ay nit ay tubaab ak lu ne Mass pour dire que ñu wax benn anecdote boo xam musuma ko wax fenn Mass musul jàng Inde musul dem Inde mais pourtant Inde yi bu ñu fi amee problème mooy traduire un jour il a été traducteur benn waay bu yoroon benn chantier benn Inde bu yoroon benn chantier mu am choc am ko fa daanu am décès mais ñu wër ñu leen Martial jour boobu taxaw. Martial jour boobu taxaw biir tribunal nekk interprète sol robe avocat man daf ma jaaxal. mooy wala léegi traduction bi may ñu ko tuuti en direct ci mbedd mi. mais bàyyi ñu la ko beneen may ñu traduction bi. waaw mais quelques petits mots en Inde. bon damay nuyu gars yi rek ci Inde. bon nuyu ñi nga xam ni ñoo bokkandoo woon ci job bi muy góor ak jigéen leen wax Bayor Beno Doston Orsu Nane Vallée Risti Darien Namaste yi ñoom ñëpp nuyu naa leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëpp di frère di sœur mooy baay behen mooy sœur baay mooy frère Doston mooy xarit Orsu Nane Vallée mooy ak ñeneen ñi ci topp ñëpp bon ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen sant leen wax yàlla na jàmm yàgg di leen féliciter vraiment ci job bi ñu àndandoo def ko yàlla na jàmm yàgg yàlla nañu ko def ay déwén waaw. Amine juste là pour terminer par yow wax nga ñu quelques mots indu mais aussi il a une très belle voix ñun ñëpp mësoon ko dégg te set yaa nga ci bind ay son
xam nga juste un petit truc boo xam un petit acapella ci cadre set nga jagleel que sa naataango yi conseil de quartier Balakos et puis wax ci tamit yeneen yi nañ ko suivre parce que dina am solo trop. waaw mais जुबां खामोश होती है नजर से काम होता है जुबां खामोश होती है नजर से काम होता है किसी अलचल में रानी है नजर से काम होता है jóg leen ñu àndandoo te seetal sunu réew sama gaañi jóg leen ñu seetal sunu koñ. ndeysaan am na solo merci donc tey maafe yàpp bi dina saf. Alioune moo ko dikk waa Alioune donc ñu terminer en beauté gis nga tey ala daw mel na comme ni ñu koy waxee boo ñëwee ci quartier bi ndeysaan madame wax na Martial wax nga grand yi jox nañ la kàddu gi parce que le porte parole parce que dañ la ko jiiñ te cër boobu non da nga ko matal parce que tey. Si on t'entend parler tu parles calmement et intellectuellement loolu lañ soxla da ngay calme am xel mu sell parce que tey de nos jours rek moo am ci àdduna moo tax foo mu dem dañ lay jox cër boobu alors di la wax ni par rapport ak tey lan mooy sa dernier mot te le concept ça s'appelle mbedd mi leerlu mu fekk si waat mbedd mi ñuy leeral donc lan mooy sa dernier mot. waaw en fait xam nga boo wootee nit ñi wuy su nga teg benn projet nit ñi ñëw adhéré liggéey que dans les règles de l'art waaw Sophie maa lay nuyu gis naa sa taxawaay bu baax. asalaamaaleykum maa ngi leen di sant leen gërëm di kontaan trop ci lii ñu def lii moom yal na fi sax ñu koy def chaque dimanche jóg dajale lii ñun ñëpp ñu jóg ñu mànkoo ñu ñëw leen ñu toog ñu xool bale ba mu set parce que ñoom Aline Fall yi ak yéen ñii ñun suñu ay rakk ngeen ñun ñii ñooy seen ay mag dañu toog Balakos ba ñu nekkee Balakos ba tey musul changé lii ñu yàlla jox ñu defaral na ko wax dëgg yàlla ndax booy wax it bu lëkk gërëmee nag nan la ko wala waxe lekk alam bu gërëmee coy ci bambara coy non ner maafe rek bu safee tigee dégee kon gerte jaar na fa bon gerte jaar na fa jeex na wax nga ka kontaan nañu lool lii daal ñoo ngi ñaan yàlla mu sax chaque dimanche ñu koy def mënuñu nag lu sargale leen yéen ñii lii ndax yéen lii ngeen ñu defal ñun ñoo ci war a toppaat sargal leen di ko bale ba mu set ñun daal loolu la ñu ñaan yàlla am wér nanu am daal matériel yi ñuy balee rek ak suñu brouette chaque dimanche na nga yàlla mu ngi def ñoo ngi wér daanu koy def inshallah aussi sa kontaan nañu am na solo waa di wax ni ba tey gis nga bàyyiwuñu ñu ngi koy konne ba fële fi mu yam alors yaa ngi doon wax lu am solo je disais que ni boo wootee mbir teg projet ay nit ñëw fekk la si adhéré si ba nga am si li nga si doon wut da nga leen di sant ñoom parce que je pense que ni fi ñu toll si àdduna nit bu la mayee temps mënoo ko fay le temps n'a pas de prix donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax na ni le conseil de quartier si siège bi mu nekk mooy participer pleinement au développement de son quartier si plan yëpp nag si plan yëpp on va vers l'ouverture des classes am na lu ñu si daan def ren incha allah dinañ si def beneen jéego am na aussi yeneen pàcc yoo xam ne war nañ si intervenir on intervient aussi sur la formation des jeunes yi nga xamante ni jàngatuñu daaw am na lu ñu si def ba am nañu un bon nombre dans les centres de formation yoo xam ne conseil de quartier bi ñoo ko dugal ak yeneen sur la formation des femmes ak yeneen donc si yooyu daal la ñuy tëjee di remercier aussi l'ensemble des membres du conseil de quartier di remercier le président du conseil de quartier bi nga xamante ni man je suis le premier vice-président mais daf ma jox cër ni ma ñeneen ñi joxe cër donc ñoom aw ma seen fay koñ bi aussi aw ma seen fay lii aussi lu tuuti laas dama fekk mbir rek ma am si rôle di ko def parce que ñun développement la ñu gëm pour nag bañ citer ñu ngi remercier le conseil de quartier dans son ensemble remercie toute personne boo xamante ni de près ou de loin mos nga jàpp je ne parle même pas si action bi mos nga jàpp si activité conseil de quartier bi ñu ngi lay remercier à sa juste valeur merci encore parce que aussi yow ñëw bi nga ñëwee nii en fait ñun parewul woon sax woote mais yow fi nga bokk te gis nañu depuis un bon bout de temps loo gis lu baax si Ndar ñu koy def nga jël sa micro bi talal ko nit ñi donc tey ñun si on a la chance nga parce que mënoon nga nekk mission wala nga yeewu dem ñëw tamit non sax du ma la ko nëbb ci mission laa nekkoon mais dama wàññeeku ok donc kon xam nga li ma la wax xaw ma ko donc ñun lii en faveur la dañ la si remercier di ñaan aussi suñu borom parce que aussi nit su la nit di defal da nga koy wax man maa ngi ñaan ñu ngi taxaw si kanamu juma Abbas Sall maa ngi ñaan suñu borom si kattanam ak mën-mënam dooleem
ak ni mu fonk doomu aadama yow Cheikh Ahmed Tidiane mu dooleel la si lii nga jëm barke borom Touba amiin kontaan naa barke borom Touba kontaan naa ñu bëgg bokk waaw barke borom Touba barke borom Touba de waaw di wax ni vraiment kontaan naa tey boo gisee quartier bi bu dafa set wecc donc Lune moom moo ko tëj Alioune Fall donc voilà muy un élément muy un jeune boo xam ne mi ngi ci quartier bi te chaque fois da ngay gis loxoom ci quartier ndaw na trop moo tax grand yëpp délégué ko loolu dafa am solo donc di wax ni fu may terminer mooy yeneen quartier yi nit da ngay am royuwaay da ngay am référence lii du joxe souffrance de mais da lay jox tawféex roy leen ko parce que tamit dama koy faral wax dañuy faral wax Kagame bu Rwanda parce que Rwanda tey nekk na ci dëkk yi gën a set ba pays occidentaux yi di leen toppatoo pour nga Kagame nag foog nga kàngame waa Balakos dañu kàngame cause pour laquelle ñu ni chaque dimanche dañuy def cleaning day setal boobu ñu woon avant mbas mi di ñaan yàlla jëlal mbas mi mu jóge fii ak bépp xeetu musiba ak ñaawteef ba kenn ku ne nga des ak sa sago nga mën a liggéey te lii lu rafet la di wax pour terminer du ma fi nekk naan gouvernement bi état bi gouvernement bi am na fu ñu leen di xaaree soit ñu ngi koy matal wala des na mais yal na leen yàlla jàpp lépp mat mais les bonnes volontés laay wax à Balakos boo fi duggee am na ci ñoo xam ni Balakos les a tout donné lépp ay joueurs internationaux mi ngi fi ay ministres ngi fi ay députés ay sénateurs ay millionnaires ñi ngi fi képp koo xam ni natif de Balakos nga maa ngi lay wax boo déggee wala nga gis ITV bi na nga indi sa ñaq nu mu mënti toll nag xeebuñu ndax dina permettre jënd ci ndox jënd ci boisson ak motiver ñenn ñi koy def jënd râteau jënd pelle jënd balai jënd leneen donc ñëw leen ngeen dugal seen loxo ci seen quartier parce que ma waxaat ko man mii dëkk Balakos bu sama kër setee sama mbedd tilim dañ naan dama tilim kon képp ku dëkk Balakos tey Magay Mbodj c'est un ami d'enfance moom moo tabax étage bu rafet bi Magay maa ngi lay impliqué gis nga nu ñu setalee sa trottoir ñëwal nga dugal ci xaas bu weex tàll yaa ak sa morom parce que tey lii dafa am solo donc di wax ni sama main Mr Jean Alxëche kee xel mu sel ar sënda tekki jaraaf dëkk bi la DG de Mbedd mi TV le rubrique ça s'appelle Mbedd mi leerlu donc di leen wax ni prochaine fois prochain numéro ak yeneen mbir di wax ni liggéey mooñ tax a jóg liggéey rek ba ñuy faatu asalaamaaleykum wa rahmatullah Mbedd mi TV Mbedd mi naseto Mbedd mi TV Mbedd mi naseto tak leen maska yi bilay baax na ci yéen Mbedd mi TV ye collaboris paaxe collaboris Mbedd mi TV